te dama yor xolal 5 ans depuis 2012 ci yéen rek laa nekk nilaar bi depuis 2012 lekk ba suur naan ba màndi poonu ba sama xol sedd ma toog waxal sénégalais yi aw ma nag benn preuve moo tax man duma ci sori Assane su bëggee li muy wax Sénégal yëpp tekki seen bët maa ngi koy ñaan mu indil ma preuve yi tey ay nit di toog naan fan la information yi jóge information yi ndayam ci biir palais ba la katt ndayam jóge doom nday ñi nekk ci palais ba CFA lañ leen di fay xolal Assane Diouf dollar la yor walis laa yor walis information ñoo ko déggandoo Assane Diouf nee na valise information la yor si ay vidéo yàgg na nañu que ça faisait 5 ans muy gëstu si gouvernement Sénégal ay documents yu compromettant di nekk si nguuru Sénégal la yor léegi yow Thione Seck yaa tax ma bëgg a wan Sénégalais yi documents yi Assane Diouf yor kon ñu commencé walis information xoolal da ngay gis UPS di nga gis post office DHL right déet waay sëñ bi lii du DHL FedEx la mais garaawul ay enveloppe la amul benn problème gis nga ko ban tur nga gis Assane Diouf gis nga ko transcript xam nga lii du samay kayit man dama gëstu pour sama réew gis nga ko transcript xam ngeen lan la leen Assane Diouf wan nii Assane Diouf mi ngi leen woon benn contrat de bail maanaam contrat location boutique ñaare dafa gëstu pour réew donc document yu mu leen di wan yooyu nee na transcript yi c'est des documents yu xamante ne c'est contre l'état du Sénégal bu xamante ne gouvernement américain bee ko jox léegi nan ngeen di jàppee seen fenkat déjà titre document bi loo leen lire net commercial lease agreement pour ñuy déggul anglais man créé wu ma dictionnaire ngeen xool commercial lease lan lay signifier ba pare boo leen xoolee si kaw à gauche di ngeen gis 10h33 après ngeen gis 504 456 10 90 loolu noonu numéro de fax la boo leen jëlee numéro bi ngeen tapé ko sur Google vous allez trouver que ni Paul Gilmore et associé agence de courtage immobilier la ñu yor maanaam ñoom ay courtier lañu bu fekkee da ngay jaay sa kër wala da ngay louer sa kër wala da ngay louer sa boutique wala da ngay jaay sa boutique wala say terrain ñoom ils sont les intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur wala entre locataire ak le propriétaire léegi nag ñoom waa Paul Gilmore et associé ñoom ñoo louer boutique bi nga xamante ne Assane Diouf fa la doon jaayee ay t-shirtam ay CD wam ak ay DVD wam pour firnde li ñu wax dañ leen di leeral contrat bi Assane Diouf renouvellement wu contrat wam bi la leen wan nii il a commencé à louer ak ñoom Paul Gilmore boutique bi en avril 2011 moom la ñu souligné en rouge ki représenté agence boobu moom mooy Bernard Mour ku nga gis turu Assane Diouf moom mooy locataire bi et adresse bi ñu ko loué mi ngi nii 4324 Down Main Road unit bi terme contrat wu location bi c'était de 12 mois commençant le 18 février 2013 et contrat bi mu ngi doon jeex le 19 février 2014 ba dañu si def sax paiement bu nga xamante ne la Assane Diouf war di fay muy $800 bu xamante ne ça devait commencer le 20 mars 2013 lépp mi ngi nii si contrat bi. gis nga ko transcript xam nga lii du samay kayit man dama gëstu pour sama réew. Assane Diouf ak ñi ko doon défendre par rapport ak 6 kër Serigne Touba bi dama bëgg ibbi benn parenthèse di attirer seen attention si document yi Assane Diouf yor nii à gauche kon niñ ko waxee document location la moom mooy papier yi certifié que ni Assane Diouf dafa loué boutique xool leen nu document yi toll ngeen delluwaat xoolaat këyit bi mu wane woon si 6 kër Serigne Touba bi xool leen nu document yi toll Assane Diouf location kese mu yor papier yi yëpp mu wan leen benn këyit format A4 papier topographique ne leen loolu moom mooy 6 kër Serigne Touba yi mu jënd. defal li ma defal sëñ bi dégg nga anamu
xoolal gis nga ko nii lii laa defal Serigne Touba wàññi ko wàññal juróom benn këru New Orléans ma jënd ko ci angle bi nga xamante bu dee dañ la loué boutique ñu jox la conteneeru këyit nga jënd kër ñu jox la dagitu këyit sénégalais yi nagam loolu am na maanaam est-ce que loolu am na logique kooku jarul jàng jarul nekk ingénieur pour jàpp fenkat fan la Assane Diouf juumee c'est que Assane Diouf musul jënd kër moo tax xamul nu këyitu kër di mel yow këyit bi nga xamante ne sa tur nekku si turu jaaykat bi nekku si turu notaire nekku si Assane Diouf boo doon liggéey di investir Sénégal wala di investir États-Unis di nga xam lu këyitu kër di nurool doo toog fii di fen sénégalais yi mu ferme parenthèse bi. gis nga ko transcript loo gis Assane Diouf Assane Diouf gis nga ko ay këyit la ay këyit gëstu rek pour sama réew. Hop Assane Diouf teeral nga sénégalais yi dafa jarul sax dégg anglais pour comprendre que ni medical center moom mooy centre médical titre bi ci kaw intérim LSU public hospital maanaam hôpital public d'intérim de l'université de l'état de la Louisiane donc Assane Diouf dafa jël rendez-vous médical am teg ko ci seen kanam ne leen que lii ay documents yu mu am contre l'état du Sénégal damaa ragal ni Assane Diouf dafa am feebar boobu ñuy tuddee mythomanie maanaam feebaru fenkat yi. li ma leen di dimbalee lenn dong la barki sëñ Fallou damaa yor ay këyit yu wóor ci yéen billahi wallahi Macky Sall from yow Amérique ba Sénégal barki Mohamed te bugguma histoire parce que adduna bi yëpp dégg nañ ñu tey dem naa police dem naa CIA dem naa FBI parce que Federal City laa dëkk bu Louisiana di jënd bay jënd xoola jënd ay journal yu wax ci mbon gi président Sénégal nekkee ba nga xamante ni buñ ci taxawul ñun sénégalais yi li taal yeneen réew yi ñu wër mën nañoo taal ñun tamit man ci loolu laay wax. bu coupe du monde fen amoon ñun Sénégal dañuy jël coupe bi grâce à Assane Diouf li mu fi wax lépp lenn du si dëgg journal bi waxul sax lu jëm si Afrique masama muy yegg si Sénégal boo leen xoolee titre journal bi The Final Call la tudd bii nii édition wu 4 juillet 2017 la et titre bi moom mooy Will We Ever Be Free maanaam journal bi problème mu racisme bi noir américain yi nekkee aux États-Unis loolu lay wax lii rassemblement KKK la woon mooy Ku Klux Klan ñuy woowee KKK yi ça s'est passé le 27 février 2016 à Person Park en Californie du ma dugg lu bëri si détails yi mais juste pour vous expliquer ba waa Ku Klux Klan organisé wee marche bi dafa am ñu xamante ne ils sont contre le racisme ñu xamante ne dañoo ñëw ne marche boobu du fa amee donc ñu bloqué marche bi donc marche bi finalement ay xeex lu mujjee entre racistes yi ngeen gis noonu comme ki yor drapeau bi à gauche nga gis si yére bi à droite nii dafa am croix wu nazi yi mooy ñoom Hitler si à gauche chemise bi en rouge dangay gis lettre KKK bi moom mooy Ku Klux Klan xeex boobu nag dafa mujjee am benn si raciste yooyu bu jëm paaka ñetti nit yu xamante ne ñoo ñëwoon contre marche bi maanaam problème mu racisme boobu le journal bi di wax expliqué par rapport ak noirs américains yi xamante ne ñu ngi États-Unis et ils sont toujours victimes de racisme fii amul lenn lu ñu fi wax lu jëm ci Sénégal Assane Diouf day inventé day créer day manipuler fenkat la waxuma leen journal bi de mais vidéo bi nga xamante ne moo fekkee la daa leen di fi tegal nii. Freedom of speech includes the KKK, you know. Hey! It's done! Get away! 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 Get away from this gentleman! Get! I would get out of here, sir. di jënd bay jënd xoola jënd ay journal yu wax ci mbon gi président Sénégal nekkee ba nga xamante ni buñ ci taxawul ñun sénégalais yi li taal yeneen réew yi ñu wër mën nañoo taal ñun tamit man ci loolu laay wax.
end of a flagpole with the stars and stripes hanging from it. The LA Times reports that Brian Levin, the director of Cal State San Bernardino's Center for the Study of Hate and Extremism, damay jënd journal yi do xam ngeen kii. waaw Assane Diouf xam nañ ko kay kii may Louis Farrakhan moom journal bi nga yor noonu sa loxo. Il a créé The Final Call en 1979 à Chicago. yow mii di laajte ñagam xam nañ ko yow xamoo ko ndax Louis Farrakhan c'est un leader musulman qui est basé aux États-Unis. Louis Farrakhan nag musul waxu Sénégal donc bàyyi sénégalais yi nga yëpp li ngay wax ne ni ay dossiers yu xamante ne état Sénégal nga yor ay kàcc la bu yëpp sénégalais yi. right. dama koy jënd. donc mbokk sénégalais yi ngeen jàpp ni man tamit kon am naa ay documents sur l'état sénégalais ndaxte bi nekk à droite noonu man maa ko moom bi nekk à gauche Assane Diouf te nee na moom ay documents état Sénégal la yor maanaam man tamit am naa ay documents si état wu Sénégal teetu journal bi mi ngi ni le problème des droits de l'homme aux États-Unis Assane Diouf nag daf leen bëgg gëmloo ni ay waxu jëf ku bon yoo xamante ne gouvernement Sénégal moo koy def moom la américain yi di ko joytu. maire dëkk bi moo ma ko jox maire dëkk bi maire Mitchellendre boo nekkee Nouvelle-Orléans dama nga laaj ko kuy Assane Diouf dégg nga man tooguma di saaga rek damaa xam lu tax may saaga. ak man it Assane Diouf maire dëkk bi moo ma ko may maire dëkk bi man tamit moo ma may bii waaw Mitchellendre léegi nañ ko woo laaj nagam yow xam nga Assane Diouf mën a fen rek maire bi mayu la tous livre bi dañ koy jaay boo demee New Orleans boutique souvenir yëpp dañ koy jaay bu la neexee sax mën nga ko commander sur internet livre bii nii c'est des documents photographiques yoo xamante ne ça parle de l'ouragan Katrina bi daloon New Orleans en 2005 donc par rapport moom li mu wax ni valise bi moom la contenir donc documents yi muy wane que ay dossiers yoo xamante ne Sénégal la lii amul lenn lu muy dil ak Sénégal. dama gëstu ba xam lu tax may saaga ma toog nag di saaga xam nga boo gëstoo ba xam koo xamante ni foo ko fekk yow da nga ko war a dóor kurpañ wala nga war ko yóbbu ginnaaw fi laa wooya téegal ndeyam te munoo jot ci moom kon toogal rek saaga ndeyam ba mu fekk si la. gis nga ko ah Fayel loo gis Assane Diouf loo gis nii. Sénégalais yi jàpp leen ni Assane Diouf quand même il est fort ku ko waxul da ngaa soxla document bi tamit si valise bi mu ne ay information yu mu jëlee palais de la République du Sénégal la jóge fay si nag ay dollaram yu bëri 5 ans de recherche dañu dem xool nag de près lettre bi lu muy wax titre lettre bi déjà mooy compte rendu sur le terrain épidémie en Afrique de l'Ouest ñu def si sujet bi nekk l'Ebola perte imaginée première phrase de lettre bi commence par le Libéria est jeexee par l'épidémie de l'Ebola juste pour wax leen ni document bi si boppam waxul Libéria la doon wax Assane Diouf ce document bi riche na nag pour ñu comprendre lettre bi rapport UNICEF la par rapport à l'épidémie d'Ebola bi amoon au Libéria ba Sénégal nag sori na trop au minimum 1048 kilomètres Assane Diouf sa agent secret yi ndax nañ la de xanaa dañoo xam ne ni mënuloo lire journaliste sénégalais yi yéen ñi xamante ne yéen buzz ngeen di wut je vous donne benn défi quiconque dem jël benn paragraphe de quelconque journal ngeen jox ko Assane Diouf vous lui demandez mu liiral leen ko yóbbaale leen nag seen caméra ndaxte dinañ partager lu bëri ku xamante ne mënuloo lire nan ngay amee ay documents yu xamante ne c'est contre l'État Assane Diouf faut l'applaudir nag parce que il a réussi benn coup bu nga xamante ne kenn defu ko fi hold-up médiatique la Assane Diouf def si ay fen et la faute ne revient à personne qu'aux journalistes sénégalais yi au lieu ñuy dem di def un boulot d'investigation ñoom daal répéter copier-coller wutum buzz man Assane Diouf je ne blâme pas si ay fenam laa koy blâmer mais Assane Diouf dafa wane ñun suñu population fu mu toll on peut nous raconter du n'importe quoi ñu gobe ko lui il a fait son boulot parce que problème mu Assane Diouf ba tey à part benn journaliste Baba Aïdara laa dégg mu wax histoire bu xamante ne jege na ak histoire Assane Diouf parce que ba tey nii amul benn journaliste bu xamante ni il a pu prouver que ni Assane Diouf waxu terroriste bi ay fen la woon Assane Diouf man 2 semaines laa la may pour nga wax sénégalais yi dëgg bi sa histoire terroriste boobu nga créé yaak Françoise Hélène Gueye fàttaliku lenn ba ngay nekk prison
ici États-Unis boo nekkee prison li ngay wax téléphone c'est enregistré public record loolu laa lay wax depuis le début maa ngi lay wan say fen te xam nga bu baax li ma lay wan nii dëgg la man yow laay waxal waxuma ak sénégalais yi fu mu toll je te donne 2 semaines pour nga wax sénégalais yi dëgg bi par rapport à l'histoire du terrorisme ba nga duggalee Sénégal ci histoire du terrorisme si laa la yéegee te duma la wàcc tant que waxuloo dëgg bi waxal sénégalais yi ci ak François Hélène li ngeen def t'as 2 semaines lu la neex def expliquer sénégalais yi que ce problème avec l'immigration ça date d'août 2010 Kendra loolu rek laa lay wax 5 ans 5 ans démocratie bu doon Amérique Youssou Ndour ci boppam rek dootul gis biti bu doon Amérique Bouba Ndour dootul gis biti te damaa yor kayit yëpp barki sëñ Fallou kayit yëpp laa yor post office Assane Diouf booy fen del fen ak classe yow yaa fi ne da nga jël say dollars envoyé ko Sénégal ay nit yu nekk ci palais bi di la jox ay information yu jóge Sénégal donc fan ngeen di jàppee seen fenkat de 1 enveloppe bi nga wane nii du enveloppe bu xamante ne day jóge Sénégal kii enveloppe bi post office États-Unis la enveloppe Sénégal melul nii de 2 timbre postal Sénégal melul nii timbre postal moom moo nekk ne à gauche et à droite timbre postal Sénégal melul nii damaa yaakaar ne 16 ans yi nga def te delloo Sénégal moo tax nga fàtte lu timbre postal ak ni enveloppe Sénégal di mel donc jàpp ngeen fenkat de 3 adresse bi ñu def nii si enveloppe bi ma def ko si kaw mais c'est en Californie et de 2 appartement 86 Assane Diouf da nga ma bëgg ne yow ñun suñu document état appartement daal la ñu nekk daal si benn appartement bu xamante ne yow sax enveloppe bi nga yor noonu yow moomoo ko enveloppe bi Malika la ñu yónnee courrier nga jël enveloppe bi boole ko si sa valise boobu këyit yi nga xamante ne yow jàngoo jongoo bëgg a jàngalaate bëgg ñu expliquer ne yow da nga yor ay documents yoo xamante ne état Sénégal nga ko jëlee. mais xoolal seeni dossier laa yor lii laa liggéey ci yéen 5 ans 5 ans 5 ans man li may xam ci Sénégal Macky Sall doomeram bi président Sénégal xamu ko te ci américain yi laa koy jële américain yi ay këyit rek gis nga ko ah këyit rek gis nga ko ah ak i laysan kayit bi tamit si valise information wu Assane Diouf bi la jóge contrairement ak li mu leen wax la kayitu fayum juuti la document bi mu leen di wan ni ñu koy tuddee temporary occupational license moom mooy taxe bi nga fay parce que booy tijji business fii aux États-Unis da nga war a fay ay taxe bi mu war a fay ville New Orleans si boutique bi mu doon tijji kayit boobu noonu la leen wan nii boo leen xoolee nii di ngeen gis taxe ngeen gis ñaata la fay moom mooy $50 $50 yi nag moom mooy pour business yi nga xamante ne ñoom yaakaar nañ ni dinañ def entre 0 ba $50,000 de chiffre d'affaires par année ñu def turu boutique bi moom mooy 75 Nongolo 05 production ñu def adresse bi muy 4324 Down Main Road ñu def lan la fay jaay si boutique bi moom mooy 1128 bi ngeen di gis nii après ñu def si boutique d'habillement et autres moom mooy CD ak DVD yi fa Assane Diouf doon jaay donc papier bi ça date de 2013 parce que document bi mu yor nii daf ko war a afficher si boutique bi parce que day am contrôle bu contrôleur yi ñëwee nag te gisuñu document bi wala document bi nekkul en règle dañ koy jox contravention document bu xamante ne moom daf si war a fay taxe mooy juuti bi mu ne leen ça concerne l'État sénégalais juste pour vous dire que ay fen Assane Diouf kenn mënu ko mesurer ay kayit la gëstu rek lii laay waxati si sa ñàkkum jàng bi Assane Diouf Papson Auto Networks ku gis oto boo jàngulee sax war nga xam ne ni oto moom mooy automobile à moins que léegi gouvernement Sénégal dañuy jaay oto dañoo mujjee nekk ay commerçant ambulant oto donc sénégalais yi adresse wu 955 Evergreen Avenue bi nekk si enveloppe bi ñu Assane Diouf di wan ni immeuble bii la ñuy jox Assane Diouf fen du métier gëstu rek gis nga ko ah ay kayit la ay transcript ay ab xolal transcript yaa ngi fi du américain nga du dangaa mën a waxal Sénégal dangaa mën a soxo doo ngir yàlla doo dem ba Washington nga dem Capitol Hill nga ne leen am Sénégalese
I'm from Senegal, and ever since I born, I don't know nothing about my government. And I need America to help me to have some of those transcripts. They're gonna give it to you, brother, because you're a citizen. Xam nga lu ñu lay laaj say këyitu Sénégal ak sa adresse fii ak ay information yu leer pour xam ne yow sénégalais nga ñu photocopie la jël say empreinte ba pare ne la demal toog dinañ la yónnee li nga laaj yépp nga fay nag danga koy fay parce que Amérique du ñu maye këyit ma di ko dajale di laaj ndeyam di ko dajale. ma répété li ma waxoon si vidéo 6 kër Sëriñ Tuuba lii moo tax Bouba Ndour ne la yow nulaar nga pour yéen sénégalais yi muy gondi Capitol Hill moom mooy siège u Sénat nekk en même temps siège u Assemblée nationale nekk en même temps siège u Cour suprême donc jàpp leen ni Assane Diouf li muy wax sax moom xamu ko te beneen affaire Assane Diouf amul benn kayit bu nga am si dëkk bi bu xamante ne yow information yi nga wax noonu am nga ko te ñun mënuñu si woon am accès du amoon donc bàyyil fen si ay fen nga bëgg a tekki ñun dañoo liggéey pour tekki triande wuñu lii lan la signed by who? Assane Diouf doomeram ngànnaay xam nga kan moo ko am Amérique dong nga am ngànnaay bii moom dama la see mujjee fin quoi carte postale nga xuuxalee tout un gouvernement ba xamante ne gouvernement bi di trembler parce que on est dirigé par des nullards am ay journalistes yu nullards am opposition bu nullard ba léegi nag les nullards ñi nekkoon école ñoom ñoo nekk léegi les plus intelligents carte postale nga xuuxalee tout un gouvernement kooku faut ñu applaudir la. Il y en a ras-le-bol aujourd'hui de voir aujourd'hui que ceux qui sont supposés informés, justes et vrais sont en train aujourd'hui de défigurer la corporation de journalisme en confondant certains organes de presse avec des GIE ou des business. Un organe de presse doit informer juste et vrai. Au regret de constater aujourd'hui qu'une bonne partie de la société civile s'est totalement aplatie devant l'exécutif. Et suivez mon regard. Ceux qui hier étaient des donneurs de leçons de morale sont aujourd'hui auprès du prince. Ce sont tous aujourd'hui aplatis devant l'exécutif. ndax li muy def dafa am fu ko teg nee naa leen buñ ko toppee buñ ko moytuwul bu ñu dof loo ba mu waxaat wala mu génne yi mu denc defe naa ne yuux dina jóge fu ñu ko foogeewul ci lim ma wax ak lim ma won ak lim ma dénk. Maître El Hadji Diouf xale dafa doon fen mag jubbanti ko léegi nag Sénégal dem na ba nga xamante ne xale day fen mag di ko jàppale. Assane Diouf ba waa ICE moom mooy service d'immigration bi ko yóbbu prison ba rapatrié ko document topp ko téléphone topp ko dafa yóbbaalewul lenn téléphone am bi mu doon naan dafa am ay vidéo si biir ak ay photo mi ngi woon mu bàyyi si kër ga Assane Diouf yorul téléphone ñu rapatrié ko Maître El Hadji Diouf ñëw devant tous les journalistes devant tous les Sénégalais ne Assane Diouf daf ko dénk Assane Diouf daf ko won Maître El Hadji Diouf mag bu nangul wax dëgg kon dañ koy taaj wax ko dëgg Maître El Hadji Diouf dangaa kàcc devant tous les Sénégalais. kon moom état d'esprit mooy koo xam ni taalibe Serigne Touba bu Serigne Fallou bu gëm yàlla bu xam ni dama koy delloo ji Amérique bu neexee yàlla ci lu gën a gaaw incha allah rabbi. Sénégalais yi ñu jàppati deuxième kàccu Maître El Hadji Diouf Maître El Hadji Diouf li tax Malika ñëw c'était pour moom mu jàppale Assane Diouf mu remplir formulaire I-212 boobu moom mooy waiver bi këyit la ba ngay jéggalu aux États-Unis ne leen mu baal la pour nga mën a duggaat mais problème mu Assane Diouf dinaa ko gën a expliquer si beneen vidéo mooy dernière vidéo bi ñuy def par rapport ak l'histoire du terrorisme Assane Diouf d'ici les prochaines 10 années ngeen dégg ma Assane Diouf pendant les prochains 10 ans du mënati dugg États-Unis wax bi leer nañ. mais est-ce que am information yi si yeneen 17 yi ndax ñëw nañu wala ñëw. intéressé wuñ ma Assane rek la guerrier moom intéressé di ma jox ko bàyyaane mon frère keneen intéressé ba ci gars yi. nga ne yow Maître El Hadji Diouf tu es le député du peuple Maître El Hadji Diouf mosoo nekk député du peuple sa député bopp nga sa bopp moo la tax a jóg te li ma wax dafa ma leer parce que yow yaa ko waxal sa gémmiñ Maître El Hadji Diouf journaliste yi dañ la laaj yeneen 16
yi ñu déporté di la laaj seen état nga ne leen ñooñu intéressé wuñ la sénégalais yi kii baadoo la loo mënti nekk Sénégal sénégalais yooyu noonu ngay minimiser 16 yooyu nga minimiser ñooñu tamit ay sénégalais lañ yow tanewoo Macky Sall Assane Diouf tanewul Macky Sall yéen ñëpp vous êtes des Assane Diouf ay baadoo la ngeen. ba ma gisanteeg Obama man Assane Diouf taluma woon photo wu te am naa ay photo ak Obama nag am naa ay photo ak moom mais taluma woon photo wu. gis naa benn waay di génne samay kayitu kër gi ma jëndal Serigne Touba naan Assane Diouf dafa xam ne murid yi lii kayitu xoolal kayit googu xoolal ci turu Saliou Dioum bu New Orléans la nekk fi mu toll nii di sama grand frère xam nga li ma la seetaanu ma bàyyiwuma bi ma ñëwee ci dëkk bi ba léegi moog Malick ñooy ànd xam nga di fu nekk ñu fay dugg kër gi may fanaan depuis ma génnee kër El Hadj Diouf moo yëkkati appartement boo xamante ni la fa nekk ci valeur ëpp na presque 100 millions ne ma dëkkal fii. yaa ngi dégg li ma la wax. I know. voilà kon xam nga nit ñi nañu wut bës ci leneen nañu dem wut yoon bu ñu jaar ba nekk ay nit. moo gën topp ci Assane Diouf pour nekk nit. parce que Assane Diouf du la def tax a def nekk nit. Assane Diouf yàlla ji la topp ba nekk fi mu nekk yaa ngi dégg li ma wax. Assane Diouf waa jooju ngay wax mana nga ne dañuy wut tur si sa kaw. Assane Diouf man bës musuma tax a jug say fen moo ma tax a jug say triande moo ma tax a jug say manipulation moo ma tax a jug wutuma ñaar dërëm si yow wutuma ñaar dërëm si keneen te da nga am loo fàtte Assane Diouf si say fen da nga am loo fàtte da nga fàtte ni du yow kese yaa mës a dëkk New Orléans damaa jënd sama billet dellu New Orléans donc imaginel nan laa allergique au menteur man nag ba nga tuddee Federal City foofu laa xamee sama fenkat ama US Navy SEAL base Federal City foofu laa génnee balaa may dem defi Navy SEAL tireur d'élite la moo tax may pratiquer suñuy technique di la mbéj te doo xam fu mbéj di jóge bàyyil fen tant que bàyyiwul fen rek mbéj dañuy gën a dal imagine léegi lu tax nga nekk en problème ba nga newee sénégalais yi Federal City ne foofu la FBI nekk foofu la CIA nekk foofu la Interpol nekk ak armée de l'air fa laa jàppee fenkat dama leen bëgg a wan Interpol bi ñuy wax ak sama kër ni mu toll da ngeen may gunge rek gars yi dégg ngeen ah lii lan la Sénégal fii mooy Federal City léegi boo duggee ci biir nag y'a la FBI y'a la CIA y'a armée de l'air y'a tout duul rek sénégalais yi Federal City c'est une base navale maanaam bu ma ko bëggee tekkil armée maritime moom moo nekk foofu tur bi da lay yóbbaale mais amul lenn lu xamante ne FBI nekk na fa CIA nekk na fa armée de l'air nekk na fa wala Interpol nekkul New Orleans Interpol mi ngi DC Washington DC CIA mi ngi en Virginie bu leen ma gëm jël leen seen téléphone ngeen vérifier FBI ak fi Assane Diouf dëkk c'est à 2h40 Assane Diouf dëkkul Federal City tali bii dem Federal City foofu la dëkk ñu koy woowee Shirley Drive armée de l'air fi mu nekk ak fi Assane Diouf dëkk c'est à 4 heures de temps de marche foofu laa xamee ni Assane Diouf dóorkat la sama état des comptes mi ngi nii États-Unis nga jóge xàmmee nga compte Chase au 17 août 2 jours avant ñu lay yóbbu jeel lii laa tolloog sama compte xam nga bu baax lii te compte Chase la su ma nekkoon Sénégal maanaam milliardaire laa am naa benn milliard au moins donc man wutuma buzz si yow kuy wut buzz day def ay live ni yow parce que fu mu toll ni diñool bu génn def live man defuma live say fen laay exposé au grand public da nga bëggoon ñu partager mais yow nag kaay ma wax la benn problème bu gën a rëy que man mi sama rak da ngay bañ sama bi sama rak ba ngay tudd FBI da nga kaa tuddaale parce que sama rak c'est un special agent spécial u FBI ba ngay nekk Sénégal di leen fen fàtte ni yow kese dëkkuloo si dëkk bi dëkkuloo yow kese nekkoo États-Unis kayit yi ngay wane ñun dañu xam lan la ba pare donc man wutum xaalis taxumaa jug si yow wutum buzz taxumaa jug si yow li tax ma jug si yow mooy fen yi ngay fen Sénégalais yi du ma ñëw di wax si nit saa xam li may wax triant nga ni maam ponklum triant sa dossier dañu ko topp
sa formulaire I-212 bi nga doon wut wiive boobu dégg naa la si say vidéo nga ne bu yàggul da ngay ñëwaat États-Unis kooku fen la pendant les prochains 10 ans Assane Diouf doo duggaat États-Unis wax bi leer nañ plus ngay fen plus may génne say fen sénégalais yi xamuñu mais man li ma lay wax xam nga bu baax bu yeboo nga tëj sa gémmiñ mën nga saaga ndey parce que saaga à distance ngay def bu ñu tasee maak yow doo saaga man du ma Macky Sall du ma Youssou Ndour doo ma gis doo ma sentir la preuve bala maak sama rak di surveiller kenn xamul kenn déggul mais puisque da ngay rëy làmmiñ ma defal la vidéo bu ndaw yaa ngi fàttaliku bés bi ngay dem grocery store yaag sa doom nga sol yére bu vert jaune rouge sol benn short yaa ngi koy fàttaliku moo tax mën a la nga wax sénégalais yi dëgg bi si histoire terrorisme bi wax leen li nga leen fen man duma la may dara nànk aw ma sa jot nag mënuma di def vidéo tous les jours mais bés bu ma amee sa jot di nga xamante ne lépp dëgg la yaa Françoise Hélène maa leen wax loolu faruma ak Macky Sall maa la gën a contre gouvernement Macky Sall mais man duma ànd ak ay sàcc duma ànd ak ay manipulateur duma ànd ak ay fenkat li ma wax daf ma leer naññ bàyyi fen te deux Assane Diouf man li ma metti mooy sénégalais yi nga jël teg ni ñun ñëpp ay nulaar lañ xëy na ñi la toog ñooñu ngay wax ñu laa dangay sonal sa bopp lu yaa fi waxoon ni sa papa dala ne Assane fenkat rek lay doon plus muy fen plus muy defar ay fenam yaa ngi gën a defar ma lay gën a weeje tëjal sa gémmiñ dinaa la joobal job bi yëpp parce que yow fen rek ngay def dinaa woon sénégalais yi yow ak Macky Sall vous êtes pareil baaxoo leen si kër baaxoo leen si dëkk askanu Sénégal mosul leen tax a jub yow li ngay saaga Macky Sall yëpp yéen ñaar vous êtes pareil Macky Sall dafa réussir yow réussiroo loolay différence bi Macky Sall ngi ci pouvoir bi pendant presque 7 ans deful lenn Sénégal yow nga dem États-Unis pendant 16 ans defoo lenn États-Unis defoo lenn Sénégal nga nekk États-Unis di sàcc xaalisu communauté africaine bi Macky Sall nekk di sàcc xaalisu sénégalais yi moom ak famille yam ñu jóge ci loolu Macky Sall dem dëkk Palais yow nga nekk États-Unis nekk di dëkk ci kër jàmbur yi di fen naan yaa moom kër gi ba pare da nga fàtte ci say fen keroog ba ngay remercier da ngay mosoon ne que yow kër gi nga dëkkoon bi nekk à Shirley Drive que yow yaa ko moom nga génnati di remercier ñu lay fayal sa kër Assane Diouf ku moom kër lan lañ koy fayalee loyer dinaa ñëwaat ci vidéo boobu jotagul Macky Sall nekk Sénégal nekk palais de la République xamante ne askanu Sénégal ñoo ko moom yow yaa ngi nii ba nga nekkee Sénégal ba tey kër jàmbur yi rek ngay dëkk te Assane Diouf nan ngay xamee ni da ngaa ñàkk jom nit da ngay am fulla nit da ngay am classe nit da ngay am personnalité foo tourné dugg kër jàmbur naan woy dañ maa bàyyi fii kër kii investir na si alal bu toll si 100 millions Assane Diouf ba nit ñi di liggéey 100 millions États-Unis yow foo nekkoon yaa ngi doon triander ay nit looloo la tax tardé parce que dafa fekk nga triander ay immigré yu xamante ne ñu ngi daan seen doole di jàppale seen njaboot di tabax seen dëkk yow nga nekk di triander yooyu yëpp dina dëkk donc yaak Macky Sall benn ngeen kiif buri ko tëjal sa làmmi Cheikh Amar bi nga topp ñëpp xam nañ li tax nga topp ko yow yaa fi doon bañ sama fu mu toll ni ku tourné mu ne la sama jarbaat Assane Diouf man Cheikh Amar dama ko respecté woon en tant que businessman mais bu dee Cheikh Amar yow lay àndal ma xamante ni Cheikh Amar moom tamit du dara bu fekkee ne ni Cheikh Amar yow lay àndal ma xamante ni Sénégal ñun duñ si mës a génn ndaxte ñi xam ne ni ñoo war a nekk référence di ànd ak ay fenkat ay sàcckat ay trian loolu du référence te yow booy woote transhumance Assane Diouf yaa nekk transhumé ñëpp yow le 9 août 2017 nga nekk di xas Françoise Hélène le 11 Françoise Hélène commencé partager sa vidéo et depuis lors vous êtes les meilleurs amis xam naa bu baax li xaw Françoise Hélène woo baab la loolu amul benn problème mais da ngay assumer yow yaa njëkk transhumé kuy transhumé ñu génn ti si loolu nga doon daggal ndey Macky Sall saaga ndey nga doon def daaw woo wax rek doomaraam saaga ndey nga si doon boole ba nga ñëwee Sénégal ba ñu la nandalee ba tey xam nañ seen bopp nga fay wax mais Assane Diouf nekkal góor gi nga nekkoon daggalal ndey Macky Sall saaga ndey laa waxuma li ngay fii wu def nii continuer saaga ndey xool la fay fekk dafa loo de nga la yow sa bakken sonal la mais Assane Diouf wan ñu ne sa bakken sonaluñu wan ñu que ni sa bakken safu la lenn ndax ay fen la fu nooy ngay toog fu nooy rek nga bëgg a toog ñun on a compris depuis bien longtemps nga jógee ñëw Sénégal Papa Abdoulaye Wade
ba nga demee neex la woo kenn déggatu la yow moom yaa raw weñ fu ne nga tak Serigne Assane Mbacké Papa Abdoulaye Wade Barthélémy Diaz Maître El Hadji Diouf yow daal nii rek yaakaar nga ni àdduna bi c'est triande nit yi New Orleans amoo fi dara fi nga dëkkoon yëpp dañ ko tracé xam nañ kan moom kër yi yow mosoo am lenn sa xaalis bi nga liggéey États-Unis kenn xamul fu mu jaar donc noppil il est temps nga noppi woowu pour Macky Sall son compte va venir mais yow doo nitu kàddu doo nit buy wax dëgg moo tax ñun soxlawuñu la yow Sénégal ñu ngi soxla ay nit yu dëggu mi ngi mel ne ki may gis télé ñu koy woowee Tunkara xawma Tunkara nit di fen mu taxaw ne la da ngay fen nit ku dëggu mi ngi mel ne Pape Alé Niang di wax dëgg bi ñëpp di dégg mu leer naññ problème mu sénégalais yi nag mooy ni sénégalais bëggul ku koy wax dëgg boo ko waxee dëgg du la déglu boo koy fen nag comme Assane Diouf di ko fen tous les jours ñu ne waajaangoo c'est dommage parce que ñun Sénégal mérité wuñu lii ñun Sénégal mérité nañ lu ëpp lii ñun Sénégal dañu mérité nekk ci kaw te Macky Sall yow booy nekk di balballu Macky Sall lan la ñu nar a bind ci sunu livre d'histoire yi que c'était le président le plus nul de l'Afrique loolu moom mooy sunu fierté nationale nga yaakaar Macky Sall yow ak sa arañ bi la topp yépp te Macky Sall ñi ngay tëj ci kaso bi Macky Sall yow boo amee tëj ci kaso da ngay daw bu fat ndaxte yow Macky Sall bu dee li ñuy tracé nii dëgg la Macky Sall peine de mort war na mën a am Sénégal président bi gën a nul ci Afrique loolu la ñu africain di woowee te dëgg la jox ñu réalisation bi nga def Sénégal amul lenn lu nga xamante ne da nga ko fa def Abdoulaye Wade moom moo tabax li ngay continuer nii yëpp finition ngay def ñi ngay tëj nag ñooñu ñoo la nar a dugal kaso donc Macky Sall yow ci sunu livre histoire on mettra que yow yaa doon président bi gën a nul defoo fa dara tous naara bu dee loolu du la déranger man dérange na ma samay doom ak samay sët ñu naan leen seen papa de président la woon wante moo gën a nul ci président yi wax bi jeex nit da ngay am rusukaay man duma la saaga ndey duma la saaga baay loolu ay affaire u Assane Diouf la te Assane Diouf du nitu dara ndaxte képp ku topp Assane Diouf par rapport ak saaga ndey bu muy saaga Macky Sall man du ma mës a ne kenn mu saaga ndey ku xamante ne yaayam wala papam dafa gaañu donc yéen ñi koy pousser muy def loolu ñàkk fay la ngeen te sama page tamit bu fi kenn ñëw di saaga ndey yaayu Assane Diouf am na ay commentaires yu ma bloqué parce que yaayu Assane Diouf deful lenn Assane Diouf dafa bonu boppam Assane Diouf boo leen ko xamulee dinaa leen wax kan mooy Assane Diouf mooy nit ko xamante ne passeportu rakkam la duggee États-Unis jël passeportu rakkam dugg États-Unis dem ci télé yi di ko fa wax dem ci tribunaux yi di ko fa wax kon bu newee Cheikh Amar moom mbokkam la sama bi dafa fekk ni Cheikh Amar demul laajte rek Assane Diouf li ko fi Assane Diouf def Assane Diouf doo nit Assane Diouf fii information ni nga ko waxee Amérique moom mooy dëkku information mais yow munoo jot ci information yooyu parce que fenkat nga te puisque da ngay continuer di fen di sosal ay nit Pape Diouf mbir mi jarul xeex man maay régler problème mu Assane Diouf yéen xam ngeen ni day fen mais amoo leen preuve yuy wane ni dafay fen man loolu dama ko gérer man ak sama rak dañoo yor preuve yi Pape Diouf Youssou Ndour man musuma leen gis musuma dem seen concert mais loolu jarul xeex jarul xuloo toog leen di ko seetaan Assane Diouf yow mii di wax waxu Pape Diouf daf la soi-disant yoral $13,000 et poussière Assane Diouf ana xaalisu mbër mi nga yoral 3,200,000 yi ana xaalisu boy New York yi Assane Diouf ana xaalisu boy boobu tudd Diallo nekk à la Nouvelle-Orléans guinéen bi nga diggoon da koy jëndal oto jël xaalisam gisul xaalisam ana xaalisu Gambien yi ana xaalisu Éthiopien yi ana xaalisu guinéen yi ana xaalisu sénégalais yi Assane Diouf dama laa wër fépp man bu may wut information damay tee te mut li may wut yow nga ne da ngaa am ay information te say information yëpp fen na man samay information yëpp a ngi nii leer nañ nit ñi xam nañ na am dëgg la wala du dëgg du ma ne kenn bul topp Assane Diouf mais comme on dit qui se ressemble s'assemble. gisante naag commissaire bi gisante naag capitaine bi gisante naag gis ngeen ko on m'avait donné mes papiers naaw police report ba pare di ma surveiller loolu la leen seen commissaire wax surveiller leen ko sa fii moom gis ngeen ko ni
léegi li may def dañ ma wax ma dem tribunal xam nga file xam nga kayit yi ma jox ni damay dem tribunal xam nga bu ma demee jox leen ko léegi ñoom ñu defal ma protection of order like protection of order mooy genre like plainte contre X. Assane Diouf ma bàyyi la nga wax si bii wala ñun ñu wax si protection of order police report nga ne protection of order mais dañu am question ko est-ce que am nga benn si sa vidéo bu nga fenul fu mu toll ni dama parier ak sama rak ndagam am na benn vidéo bu nga xamante ne yow fenoo si déglu leen bu baax li ko policier bi wax ak li mu fen bu mu génnee. So you do have 2 warrants on you, and we're gonna have to take you in on today. Okay. They're both municipal. Okay. So do you? Duul rek. Les plus grands menteurs sénégalais. Pour yéen sénégalais yi bëgg ñëw aux États-Unis ñi joué woon loterie green card bi commencé woon du 3 au 10 mu yàqu delluwaat leen fi ngeen defee seen loterie ñu defaraat leen loterie green card bi tey lay recommencé waat képp ku joué entre le 3 octobre ak le 10 octobre li nga joué baaxul donc du si yéen du si ñi leen ko defal site officiel bi seen serveur dafa amoon problème nit mënu woon dugg si site bi képp ku demoon joué fenn da nga delluwaat foofu ñu joué waatal la ñi xamante ne dañoo bëgg a joué seen kër ngeen recommencé waat joué waat li ngeen joué woon baaxul c'est annulé delluwaat leen ngeen joué waat que yéen ñi xamante ne da ngeen bëgg a ñëw États-Unis liggéey waxuma nag liggéeyu Assane Diouf ay fen ñëw liggéey am seen kayit légalement di liggéey di jàppale seen famille di jàppale suñu Sénégal site bi sera ouvert à partir de ce soir maanaam tey la mercredi 18 octobre